RFM li ci yéenekaay yi. NCA assurance santé famille Werwerle Samona Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Sen Gamo Palia ak USAID ñoo leen di may li ci yéenekaay yi ñu ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Kajoor toj na démb l'observateur nañu rajaax la Cees def ba fu ne aw ngàllu féete fa ubbil yéenekaay bi njiit réew mi Macky Sall moo fa gontoon démb doon fa inauguré ab institut d'enseignement supérieur di ISEP bu jam ñaajo la njëkk a ubbi jóge fa jàll ca Cees l'observateur nañu waaye li ko gën a yéem ca Cees bokk na ci mobilisation bu rëy ba mu fa fekk militant yu Abdou Mbow yi ci bii boor ndaw yu Maodo Malick Mbaye yi ca bee boor ministre Yankhoba Diattara bu parti réew mi génn moom it ak i ñoñam dëkk ba fees dell l'observateur nañu fa la président Macky Sall waxee Idrissa Seck wax ju rëy ja ne bi mu leen santé ci teeru beeg mobilisation bi bu nuppi ca la delloo njukkal ndaamal Kajoor di Idrissa Seck Macky Sall dane maa ngi xamal Idrissa Seck ne poñ seen mburoog soow bi neex na lool waaye dina fi gën a neex ndax am na ko ci yokk meewu Gloria sucré salé bu journal Le Quotidien bind ne Macky Sall amul morom benn la fi source waa nañu bu weesoo diggam ak Idrissa Seck moom Macky Sall diggam ak étudiant yu ISEP yu Thiès yeeg yu jam ñaajo yi comme mburoog soow président Macky Sall mu ànd ko gàngooram ñu ràññee ci ministre enseignement supérieur Cheikh Omar Anne Macky yore ab ciseau di dog ruban bi photo boobee moo nekk ci xët mu njëkku la Sénégal journal bi nañu démb la woon ba ñuy inauguré ISEP bu Kees mu teg ci xamal ñu it ne lu mat 20 milliards moom la ñu tabaxee ISEP yi ngir ñu war a daloo lu mu gàtt-gàtt ñetti junniy étudiant ñu leen di tàggat ci diirum ñaari at ngir suñu fa génnee am métier mu bënn bi ñu waxtaanee nag ba déggoo ci kawi kàddu ci la ñu jëleb dogal ànd kook ministère enseignement supérieur ni étudiant buy jàngee ci ISEP yi danañu la jox bourse ngir nga mën a am looy passé di jàngi di dem ak ñëw ak it mën a am loo lekk maanaam transport ak sa restauration ISEP bu Kees la Sénégal nañu ci fukki hectare ak juróom ca la ñu ko tabax ñaari junni ak juróomi téeméeri ndong ñoo fa nekk juróom-ñetti domaine lañu fay jàngale ñaar fukki corps de métier ak juróom-ñett ci lañ leen di tàggate ñu ràññee ci agrobusiness ràññee ci art ràññee ci transport logistique activité ferroviaire ak yu ni mel lu ni mel di institut d'enseignement supérieur yi Le Quotidien nee nañu président Macky Sall wax na démb ne duñu ko yamale rekk ca Thiès ak ca Diamniadio région bu nekk ci réew mi bëgg nañu faa samp ab ISEP ya ñu samp ca Thiès ak ca Diamniadio ba daloo leen démb libération mi ngi ñuy fàttali ne fukki milliards la ñu leen defaree Vox Populi nañu étudiants yu ISEP yi président Macky Sall yàq na leen ba ñu yàqu yaxeet waaye moom it Macky Sall gis na démb ca Kees lu sedd ab xolam ne gaayam yi mu di waa APR yi ak gaay yi Idrissa Seck yi di waa parti réew mi ñoo ko fa teeru bu rëy foo sànni sa gët gis orange beeg marron beige bi mel ni tulleeg màlle ci mbeddi Kees yi suur soo mel ne ku naan ñu ak wert bu saf sàpp yëral xët mu njëkku yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne waa ji di Abdoulaye Dièye borom mouvement Siggi jot na kenn demul mu des ci teeru bu rëy bi waa Thiès teeru président Macky Sall la fa am ci mobilisation Abdoulaye Dièye ak waa këram saf nañu ca sàpp ñoom it di waa mouvement Siggi jot na mobilisation bu rëy la ñu def dare ko Macky Sall ba muy dugg Kees ba na muy génnee Kees moom jiital mouvement Siggi jot na di ñu wax ci yéenekaay bi ne lii dafay wane ne waa Kees Macky Sall la ñu bëgg président la ñu def ci seen biir xol La Tribune nañu Macky Sall demam nga ca Kees démb defu fa dara lu dul tas dëkk ba dem yoonam rivalité gu rëy la ñu dund démb ci diggante ñi jàppal tànk APR ak ñi fara ci parti réew mi nervi yi di borom doole yi dar Macky Sall buy tukki yéenekaay bi nee nañu ñoom it ŋàññeeti nañu seenu doxalin démb ci nganok Macky Sall ga ca Kees L'Observateur nañu la ciy ñuul bokk na ci ñetti nit yu ñu fa teg loxo am lante gi Madiambal Diagne ak Souleymane Teliko di am lante ci wàllu yoon journal Le Quotidien moom la xëyee ba bind ne coow li pënd bi wuréegul Madiambal Diagne la mu bëggoon yoon may na ko ministre de la justice autorisé na yoon ñu ci mu topp Souleymane Teliko ngir mu mën a lijjanti ci yoon li ko Madiambal Diagne ji toppee nañu toppatoo ji mbirum viol gi ñu mbambu ci Mbuur ba di ci tuumaal doomi Cheikh Yérim Seck gi ñu ne dafa violé benn xale bu jigéen bu mu bokkal école enquête ba ñu cay def la ca nekk am na lenn la ñu ci journal Source A xëy baaxee doomi Cheikh Yérim Seck ji ñuy tuumaal viol di Souleymane Sidi Seck leeral na ci enquête ba ne li mu séq ak xale bu jigéen bi viol amu ci xale bu jigéen bi moo ko nangul te it dugguleet ñu di ko def mu di loolu yéenekaay bi nee nañu xale bu jigéen bi weddi na ko nee na Souleymane Sidi Seck camarade d'école am rekk la woon musuta séq ak moom dara révision moo ko yóbbu woon këram L'Observateur nañu xale bu jigéen bi tuumal viol Souleymane Sidi Seck Audrey Bidiar la tudd lii ñuul ci wax ji nag moo di dégg nañu ab audio boo xam ne ñoom ñaari xale yi ñoo ko waxante la ñu dégg ci audio bi dafay weddi li xale bu jigéen bi di wax ndax ñoom ñaar li ñu waxante ci audio ba dafay wane ne xale bu jigéen bi kenn violé wu ko kenn forcé wu ko te mook Sidi yàgg nañoo siim seen mari ngaañ bàyyu Sidi Seck di Cheikh Yérim Seck Grand Place mi ngi ñuy xamal ne li coow liy bari la mu ci wax moo di teg na lépp ci loxo yàlla sunu borom. NCA assurance santé famille Werwerle Samona Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Sen Gamo Palia ak USAID ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye di ko gërëm na ko Sall xamle ci Diamniadio gi mu doon dalloob ISEP na ko noonu diwaanu Thiès wàllu xibaar bokk na ci lu jëm ci wàllu yoon diggante Madiambal Diagne ak juge Souleymane Teliko ministre de la justice El Hadji Malick Sall jox na ki nga xamante ni mooy Madiambal Diagne manin ak sañ-sañu topp lu ci yoon juge Souleymane Teliko fàttali ni la mu ko sikkee moom Madiambal juge bi mooy da ko tuumaal ne ci wàllu viol lu jëm ci wàllu xibaar bokk na ca ba tey boo me gëwoon ca boo fa
Bayot bët Saalumu Sénégal forum justiciable lu mu bëgg mooy gannaaw ab diir ñu ne ci kaso bi ñenn ci jàpp ñett ci at bu sañoon ñu baral seenub àtte ni ko yoon daal di digle ci jamono yu ñeen ñu jàpp sax ñoom fas yéene ñu ne dugg ci xiifal ngir ñu daal di amal seenub àtte ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tàmbalee xibaar yi ak train express régional TER bi fii lekk njeextalu at mi dina tàmbalee daw xibaar la tukkee ci njiitu réew mi président Macky Sall bi muy inauguré ISEP bu Diamniadio démb xamle na ca Thiès it lu jëm ci wàllu train express régional boobee kon ni nu ko waxee ndorteelu daw gi ci réaction la woon jëmee ci doléance di càkkuteefu ñuy jànge ci institut supérieur enseignement professionnel bu Diamniadio ñu déglu ko kon moom président Macky Sall démb ni ñu ko waxee ci inauguré gi ñeel ISEP Diamniadio ñu teewlu ko ak Abdou Diouf Diagne. L'ISEP de Diamniadio est éloigné. Vous avez des problèmes de transport. waxtaan naa ak jëwriñ di ñu dénk wàllu njàng mu kawe bi ndax xam naa ne ISEP bu Diamniadio dafa sori lool la da ngeen di am ay jafe-jafe bu ñeel wàllu dem ak dikk te da ngeen di am ay jafe-jafe ci wàllu lekk ñaari jafe-jafe yooyu yëpp dinañu ko saafara fii ak lu yàggatul dara dinañ leen jox 4 bus ngir ngeen man di dem ak a dikk direction école bi sax nag dina xool naka lay organiser transport boobile même bu fekkee ne doyut dinañ wax waa Dakar dem dikk ñu dugal ci seen loxo te it mën naa leen a xamal fii ak at mi di jeex train express régional bi si Diamniadio dina commencé dox bu boobaa sax seen dem ak seen dikk dina gën a jàppandi ndax dañuy fexe rek raay bi jóge ci gaar bi mën a ñëw ci école bi ci lu soxal nag wàllu lekk gi ministre bi dina jël lépp loo xam ne mooy jumtuwaay ngir ñu mën koo saafara indiwaat sax ay soppite ci fii nga xam ne fi ngeen di jàngee bu ko defee ngeen mën a dund comme seen naataango étudiants yi ni ñuy dundee ci campus yi ma leen di wax rek bon sens di sàkku ci yéen nag ngeen gën a jàng ndax njàng rek moom mooy tax nit ki mën a moom boppam 2 at ngeen fii def 2 at yooyu bu jeexee mën ngeen am xam-xam te bu boobaa état bi du leen seetaan dina leen jàppale ak ay programme am bokk na ca DER. Nous allons vous accompagner à travers les instruments que sont la DER. mu nekkoon njiitu réew mi président Macky Sall ci inauguré gi ñeel daara ji nga xamante ni dañu fay jàngale ak tàggat ndongo yi ci wàllu métier ISEP bu Diamniadio ci site akub ISEPam te it du fa yam nguur gu Sénégal ndax fileeg 2022 ndorte la. dinañu amal ci diwaan bu ne ci Sénégal fukk ak ñeenti région yi fu ca ne ab ISEP président Sall wax na it lu jëm ci wàllu bourse ñeel ndongo bu ca ne ci yooyu daara ci ngan gi démb nag ci diwaanu Thiès foo sànni mbàttu mu takk muy waa réew mi di responsable yi APR diwaan ga ñëpp génn ak seen ak mbooloo bu takk lool gàttandu président Sall Cheikh Anta Diop. njiitu réew mi di Macky Sall dikkam bi fii ci diwaanu Thiès daanaka askan wu bëri nag génnoon doon ko teeru waaye Macky Sall na nag li mu gis Thiès ëlëm na ko waaye nag du kenn ku dul Idrissa Seck moo ko ci jàppale ak militant APR li koy firndeel moom mooy nee na seen diggante de waxuma la mburoog soow waaye poñse la. Idrissa Seck mburoog soow te poñse bi neex na lool surtout que am na kenn ku ñëw nekk Gloria yokk ko si. Macky Sall nag yéeneem moom mooy fexe nag ba ndaw ñi am xam-xam ñu tàggat leen loolee tax ISEP yi jóg te dina ci bay waaram. Professionnel à cycle court. C'est un modèle qui me séduit. njàng ci diir bu gàtt am lijaasa am liggéey modèle bu ma neex la. dinañ yokk nag koppar yi yokk doole yi ngir yokk nag ISEP yi ci réew mi yépp sur l'ensemble du territoire. mu yokk si ne région bu nekk dina fa yóbbu benn institut supérieur d'enseignement professionnel. à partir de 2022. et couvrir ainsi une région, un ISEP. du modèle de formation école entreprise. président Macky Sall nee na sax étudiant bu ci nekk dina am bourse. une bourse à chaque apprenant. étudiant ISEP bu nekk dinañ la jox bourse ngir ngay mën a mottali ko sa ay paas ak li ngay xewloo. école entreprise di jàng di defaale stage ci usines yi loolee nag lu ñu war a yaatal la. booloo mu takku nag moo teel woon jiitu réew mu fii ci diwaanu Thiès xale yépp feesoon dell waaye nag li ci gën a yéeme mooy waa réew meeg waa APR ñoom ñëpp ku ci nekk di wone sa manin ci ay pancarte. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ñu des ak wàllu njàngale mi ak li nga xamante ni mooy juróomi junni jàngalekat yu nguur gi war a ñëw dolli ci jàngalekat ya fi woon boobaak léegi ci wàllu recrutement ci fànn woowee nag test gi di ñi nga xamante ni ñoo bëgg a doon ni jàngalekat bokk ca lim boobu di juróomi junni ya kilifa yi ministère éducation xam le ni li ko dalee ñeenti fan ci weeru sulet dinañu tàmbali yooyu test ci inspection d'académie ngir wàllu préscolaire gi di tout tànk yi élémentaire moyen ak secondaire bu dee ngir daara yi ci institut islamique bu Ndakaaru lay doon RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom benn minute. RFM. xibaar yi
ci RFM. lu jëm ci wote gox-goxaat yi 2021 ñeel Sénégal coordonnateur mouvement Jàmmi Kaolack moom waxul lu leer ci day doon mbërëm déet waaye li wér mooy gis-gisam moom Fadel Barro mooy fexe ba aji politique yi koppari askan wi ñu koy jëfandikoo ni war di kon sóoraale bu baax askan wi rawatina Kaolack ga mu gis ne mbébét gi ci njëkk mooy jàmm ba noppi soog a teg doj weneen Ibrahima Jàmme la nuy kon déglu kàddu yi mu taataan ci Fadel Barro. boo déggee ñu ne jàmmi Kaolack parce que dañ jàpp ne nga jàng ba wàcc war a am liggéey amoo beneen liggéey bu da ngay génn sa dëkk wala nga dawal Jakarta loolu du jur jàmm nga war a faju paracétamol tëla loolu du jur jàmm nga war a dundal sa njaboot taloo ko mënoo ko dal dul di ñaan ak di xaar ku la jox loolu mënut a jur jàmm te ci jamono jooju li ñëpp bokk lu tuuti ci askan wi téye ko di ko pasaree wala di ko mayee ñu leen koy topp di leen ko wëyee loolu mënul jur jàmm ci dëkk loolu tax ñu ne defar jàmm mooy xeex fitna bi defar jàmm mooy lu ñëpp bokk ñëpp jot ci defar jàmm mooy it bay seewu tànk ku nekk la nga mën nga def ko ba keroog état di la ci fekk wala mairie di la ci fekk looloo waral ñu ne jàmmi Kaolack jàmmi Kaolack nag jël jàmm tabaxee ko jàmm la maanaam jàmm ci jàmm la jàmm ak jàmm mbaa jàmm nga am jàmm rek kañ jàmm ak jàmm dañ bëgg a jël jàmm tabaxee ko jàmm ndax dëkk bi jàmm lañ fi samp ndax xam-xam lañ fi samp te xam-xam rek a fi mën a meññ te xam-xam jàmm rek la mën a indi ak yërmande. xam ngeen di am candidat da ngeen di wutali mairie. tollooguñ ci waxu candidat fu ñu toll nii xam nga ci luñ toll naatal ak bindu. mu nekkoon Fadel Barro bu mouvement Jàmmi Kaolack ci micro Ibrahima Jàmme wàllu yoon ak diggante Souleymane Teliko Madiambal Diagne jeexagul bi yoon moom Madiambal Diagne moo yóbbu ci yoon juge Souleymane Teliko ci fànn woowu am na ci ndigalu ministre bi ñu dénk wàllu yoon di ministre Malick Sall kon may na yoon ak toppalu ñeel ko moom juge Souleymane Teliko dañ ciy déglu Madiambal Diagne ak Makumba Bey. man maa sàkk woon ci ministre de la justice ci benn lettre bu ma ko yónnee woon 7 juin 2021 ni ko kat yoon dafa wax ni ku bëgg a topp ab magistrat ci yoon il faut nga am autorisation ministre de la justice léegi moo taxoon ma bindoon ko bi ministre de la justice jotee sama lettre nag mu saytu ko daf ca jéego yee ca war ba tey xamal ma ni ma ci benn lettre bu ma yónnee ni ma kat wax na procureur général ni ko jox na ma autorisation poursuivre mooy ma topp Souleymane Teliko ci yoon ndaxte boo fàttalikoo fan yële ci ginnaaw dama woon sama àtte bu doxoon sama diggante ak Souleymane Teliko bi mu taxawee ci kanam tribunal mu wax ni Madiambal mii kat ma topp lañ ko ci tribunal ngir ay njuuj njaaj ak topp lañ ko tribunal ngir sàkku ab mineur loolu nag di wax jënga xel wax ju garaaw la kon bu fekkee dëgg la sénégalais war nañ koo xam bu fekkee du dëgg sénégalais war nañ koo xam ginnaaw yi nag man jàpp naa ni que sénégalais diñ ko war a xamee mooy ñu dem ci yoon li koy dëgg askan wi yëpp fekke ko ñu xam ba xam lii wax wér na am wér moo tax ma sàkk woon ñu atte ñu ñun ñaar pour que lii mu wax bu amee ay firnde wala mu am fu mu ko teg mu wax ñu ko tey nag am naa ci autorisation bi maa ngi ci sant yàlla te di wax ak sama ay avocat ñoo ngi ci jël liñ ci war a jël su ko defee ñu yaakaar ni daañu atte ba nga xam ne askan yëpp doo ko fekkee lu cay dëgg ku nekk xam. kon mooy doon seen ñaareelu atte waaye bi yoon ci kanamu chambre criminelle bu Cour suprême parce que yow yaa bëgg a dem ak yoon magistrat. waaw man maa ko topp kon chambre criminelle Cour suprême moo war a atte loolu am naa yaakaar ni que dina def audience ba audience publique la ñëpp fekke ko ku ne lu ci xew nga xam. Madiambal Diagne ñu fàttali mbokk yi déglu xibaar yeeg RFM ni juge Teliko li nga xamante ni moom la ko Madiambal Diagne àndule ak moom ba waral mu toppalu ko ci yoon mooy dafa yëkkati woon kàddu jëm ci ne dañu ko njortaloon moom it ay jamono Madiambal mbiri viol mu ngi ko xamle woon juge Teliko ci audience correctionnelle ñeenti fan ci weeru juin bi nu daal di génn. fexe nañu it jokkoo ak juge Souleymane Teliko RFM ngir xam lu mu xalaat ci mbir ma waaye mujjuta antu ñu waxtaane wàllu yoon ba tey ak ñi nu tegoon loxo ci mbiri Boffa Bayotte ci bët Saalum bu Sénégal yàggaayu ko denc gi nag waral ñoom benn nas nañu ab xiifal ba ca topp mooy forum du justiciable daa jàpp ne jot nañu àtte leen ni ko Sénégal signé ci article 9 bu pacte international wekku ci droit civil ak politique kon jëm ci wàllu moytu yenn yeexaayu denc gi ñeel wàllu yoon njiital forum du justiciable Babacar Ba ñu teewlu ko Lamine Ba. dañu dégg ci presse bi notamment sur RFM que nit ñi nga xamee ni tey dañ leen tegoon loxo ci mbirum Boffa Bayotte bi la xewoon ca janvier 2018 foofu fële ca Casamance donc ñooñu dañuy waajal def benn grève de la faim suba parce que li ñuy demander mooy que nañ leen atte nañ ubbi seen procès ñoom ñu xam fan lañ féete parce que ñoom def nañ lu toll ci ñetti atu détention ñetti at ak juróom-benn weer lañ nekk en détention préventive donc kon ñoom li ñuy réclamer mooy nañ ubbi seen procès alors loolu aussi mu nekk
revendication bu légitime parce que yoon moo ni képp kuñ teg loxo jaadu nañu àtte la dans un délai raisonnable tey may fàttali ne également que état du Sénégal dafa xaatim le pacte relatif aux droits civils et politiques te boo demee ci pacte boobu ci article 9 yi ñoo ngi naa la bépp nit boo xam ne tey dañ ko teg loxo dañ ko war a àtte ak ni mu gën a gaawee ci délai raisonnable sinon ñu libéré ko mu dem donc ñun aussi ñu jàpp que ni war nañu mën a gaaw ubbi seen procès ñoom ñu xam fan lañu féetee donc ñoo ngi demander à ce que état du Sénégal les juges en tout cas plus particulièrement ki nga xam ne moo yor dossier bi nañu gaaw baral mbir mi pour que ñi nga xamante ne dañ leen tegoon loxo ci mbirum Boffa Bayotte bi ñu àtte leen ñu xam ñoom fa lañu féetee bu dee ñoom la yoon def liggéeyam bu dul di ñoom aussi ñu bàyyi leen mais aussi bu weesoo loolu ñun dañu yàgg a demander état du Sénégal à ce que nañu encadrer li ñuy wax la détention préventive en matière criminelle Sénégal en matière criminelle juge bi tënkuñu ko ci benn délai donc loolu moo waral tey détention bi di yàgg mais buñ ko tënkoon ci délai ne ko am nga 2 ans wala 3 ans pour nga mën a pare su dossier kon mbir mi dina gën a gaaw donc daal ñoo ngi demander à ce que ñooñu ñu tegoon loxo ci mbir mi nañ leen àtte ñu xam ñoom fan lañu féetee. Babacar Ba bu forum des justiciables doon sàkk kon ñu teg loxo ci mbiri Boffa Bayotte ñu àtte leen na mu gën a gaawee ba tey ci xibaaru suba seeg RFM wàllu wér-gu-yaram bi yoon ak jàngoro yi sibbiru ku ne xam nga jéego yu am solo ji Sénégal def daanaka ba ni daal dinañu nësaxal jàngoro ji waaye am na ci bërëb ci Sénégal yenn yoo xamante ma ngi fay wéy di dërkiis fu ci mel ni ca bët gànnaar bu Sénégal ca Matam ca gox yi di Ranérou Kanel na ko noonu waaye it comité bi taxaw ci réew mi ngir xeex ak sibbiru def na ko songum suuf ngir tàggoo ak lii di sibbiru ba faw ci askan wa fare Ranérou ak Kanel Ali Bandel ñoo donte Sénégal a ngi wéy di waajal pré-élimination paludisme ci réew mi lee ba léegi am na ay pàcc yi nga xamante ni feebar baa ngi résister bokk na ci yooyee ci région médicale bu Matam di district sanitaire bu Kanel ak bu Ranérou ñaari district yooyu le ba léegi paludisme mu ngay wéy di lottal askan bi li kon moo tax ba kuréel gi ñu di PNLP di gën a baral jéego yi jëm ci wàllu nandal moustiquaires yi maanaam sànq yi fexe ba askan wi gën a aar seen bopp ci yooyu nga xam ni ñooy joxe jàngoro yu paludisme gannaaw ndendoor yi ci département bu Kanel ci waxtu wile daaw bi la yoon door nañu activités yi ci département bu Ranérou Ferlo ci teewaayu docteur Doudou Sène mi jiite kër gi di PNLP. sibiru dafa nekk feebar boo xam ne day faat ba léegi dëgg la am nañu ay jéego yu mag a mag xeex bi waaye tey boo xoolee ci Sénégal wërngal këpp sibiru bi wàññeeku na bu baax a baax waaye boo ñëwee fii ci Ranérou des na lu bari il faut ñu gën a góorgóorlu pour que intervention yi nga xam ne tey jii état du Sénégal ma di leen di sant di leen gërëm suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr wóolute gi ma def teg mooy à la tête de ce département mais également gërëm président de la République Macky Sall pour jàppale ñu pour que sibiru bi jeex définitivement fii ak 2030 ma di leen di ñaan population Ranérou pour ngeen jàpp ci bu baax parce que tamit état bu jël xaalis bu bari jox leen ay moyens pour goxaan yu nekk ñu mën fa dem ak nu mu sori pour mën a pomper kër yi loolu ñëpp ci war a jàpp pour mu nekk réussite. ngir que lépp mën a yemb nag ci diwaanu sylvopastoral bi nga xam ni dem ak dikk bi day jafe lool rawatina ci jamonoy nawet tax na ba kilifa yi yore wàllu wér-gu-yaram bi di ñaax askan wi ñu gën a baral jéego yi ngir ñu mën a laal cible bu gën a mag laata taw yu mag yi di laal suuf mu nekkoon seen naataango Ali Bandel ñaa fi ci doonu Matam pour RFM. Sport geeg Abdou Diouf Junior. jërë ngeen jëf ci déglu bi dal leen jàmm ci seen xibaaru tàggat yaram yi dañ koy door rek wàllu euro 2020 bi nga xam ne mu ngi amee fële ca Europe xam nañu léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ca quart de finale Suisse ak Espagne lay doon ajjuma 16h su jotee Belgique ak Italie 19h samedi ja nag République tchèque ak Danemark lay doon su 16h jotee su 19h jotee Angleterre ak Ukraine lay doon ndax Angleterre ak Ukraine ñoom démb dañoo ami ndam ñoom waa Angleterre ñoom ñoo daan ñii di waa Allemagne ca Wembley 2-0 Raheem Sterling ak Harry Kane ñoom ñoo dugal bi yu anglais yi ci beneen 8e de finale bi ci wàllu euro bi ba léegi ñii di waa Ukraine kon ñoom ñoo daan waa Suède 2-1 ci gannaaw prolongation ci wàllu football la ñuy wax ba léegi ak tournoi bay am fële te mu ñeel association arabe yi Sénégal bokk ca U20 ya nekk ca jamono ji tey ji su 14h jotee ci la ñuy dajeek waa Arabie Saoudite ci seen quart de finale bi ñoom nag daanoon nañ ba noppi waa Liban daan yu metti ak itam waa Comores gannaaw ga ci la ñu def match nul ak waa Irak kon gaynde yu Sénégal ñoom miin nañu léegi compétition boobu le ndax bii weesu ñoom ñoo ko jël bii nga xam ne Youssouf Dabo moom moo leen yóbbu woon ñoom U20 yu Sénégal ñu àddu léegi ci football fii ci réew mi ak jaraaf mi nga xam ne ci wàllu Ligue 1 bu Sénégal dina dabbu fukk ak juróom-benneelu bëccëg bi nga xam ne bokku ca woon seen diggante ak jàmbaar lay doon tey ji ci ngoon ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye su ñu amee ndam nag ñoom waa jaraaf daañu demaat ci kaw tuuti nekk 5e place bi nga xam ne jamono ji Casa Sport moom moo fa toog waaye doxantu nañu ba ci centre d'entraînement bu bees bi nga xam ne moom la ñu sampal waa jaraaf bu Dakaaru ñoom nag supporters yi nga xam ne ñoom la ñu fekk ca wet ga nee nañu amatuñu benn lay faaw rek ñu am ay performance
wone ne ñu ngi mën a football bu baax a baax itam te gagné itam ay trophée reportage la bu suñu ndaw li di Ndeye Mati Dieng. équipe bi di Jaraaf amatul lay ngir lajj ci jongante yi koy xaar loolee nag mooy gis-gisu Ibrahima Diop ak Frédéric Bernard Coly di ay supporteru équipe bi. waaw loolu moom sañu duñu quoi ñun supporter daal instant ñu ngi xaar affaire yi mat ñuy entraîner di gagner quoi loolu lañ bëgg fu mu nekk nii quoi parce que am nañ temps léegi mën a jël seen temps pour entraîner normal quoi. war na mën a am résultat stade bi ni mu ko gisee nii stade bu baax la war nañ mën a produire ay bons résultats tamit joueurs yi jox nañ leen stade normalement entraînement ak joxe résultat. dafa jotoon sax équipe bu toll ni Jaraaf am terrain d'entraînement boo xam ni moo koy moomal boppam loolee nag di kàdduy Chimère Diop mi nga xam ne footballeur la woon waaye bëgg lool équipe bu Jaraaf bi lee. Jaraaf mooy club boo xam ne day recruter partout au Sénégal donc structure bi mu am nii ñun dañ si kontaan. bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey lu ni mel warul yam rek ci club bu Médina bi yeneen club bu ligue professionnelle yépp dañoo war a am seeni terrain d'entraînement wu bopp ngir ñu mën a former ay joueurs yu baax pour équipe nationale bi. Sénégal dañoo war a am ay structure am ay stade yu praticable pour les jeunes club boo gis mu am benn terrain de formation terrain d'entraînement boo xam ne dina permettre la petite catégorie de minime ba senior fu ñu entraîner pour développement football am Sénégal foofu tous les clubs du Sénégal am loo. club bi di Jaraaf kon door na ay entraînement am ci pelouse synthétique bu yees bi ñu ko jox loolee nag depuis aljuma bi ñu génn. jërëjëf Ndeye Mati Dieng ci wàllu Ligue 2 bu Sénégal bay léegi itam jongante yi nga xam ne dañ koy dabbu ñoom waa Linguère daañu dem fële ca Africa Promo Foot dajeek ñoom ca stade Maniang Soumaré mu ñeel nag ñaar fukkeelu bëccëg bi ci wàllu Ligue 2 bu Sénégal ñoom Samba Linguère yi suñu amee ndam ci boobu la jongante daañu gën a jege waa Guédiawaye football club ñeenti poñ mooy dox seen diggante Guédiawaye moo jiite jamono ji Ligue 2 bu Sénégal dañu koy jeexaleek xibaar bu tiis bi nga xam ne moo dal ci kaw Sénégal rawatina ci lamb ji démb ak Sa Kajoor numéro 1 bi nga xam ne ba léegi ñu ngi koy jooy te noppeegunu tey jii la ñu ne ci la ñuy def levée du corps bi ca hôpital bu Fann gannaaw ga ñu yóbbu ko daal di koy rob ca fa nga xam ne moom moo di sëkk yu Touba waaye kan moo nekkoon Sa Kajoor numéro 1 nit la woon koo xam ne ku mënoon jëf te yàlla tax la te itam doon jàppale bu baax a baax ay mbindeef nekkoon na itam ku jege lool Mor Fadam di seeday Bekay Mbaye di ab chroniqueur ci wàllu lamb ñu déglu ko Ndeye Mour Sembène. waaw un lutteur vraiment bu amoon générosité par rapport ak xalaatam c'est-à-dire man-manam mun ci former ay lutteurs yu bari bëre na mais bëriwul au sommet waaw nekkoon na un lutteur de deuxième zone mais il était toujours accompagné ak Mor Fadam mi nga xam ne moo nekkoon un lutteur potentiel moom la surtout accompagné carrière am yëpp bëri na mais bëri na ay 2, 3, 4e combat yooyu la daan faral di bëri na grand combat mais bëriwul waaw mais li mu formé boo xoolee carrière am li mu ci formé ci ay lutteurs nag moo bëri waaw parce que xam-xamam yu bëri jox na ko ay xale yu bëri parce que écurie Mor Fadam Sa Kajoor faisait partie des entraîneurs doon jàngal xale yi et puis amoon respect ci nit ku baax et puis Mor Fadam nag moo nekkoon sa vie quand même waaw moom ñoom ñaar foo leen fekk ñoom ñaar ñooy ànd ci moom laa ko xamee d'ailleurs bi may door a di ñëw ci làmb ji ñoom ñaar laa xamandoo ñu bëggoon ma lool daan ma soutenir nag moralement daan ma wax yu bëri parce que jàppale nan ma ci suma début reportage yu làmb parce que il voyait que ni vraiment war naa ci am fu ma ci toll ba tax ñu jàppale ma ci générosité boobu laa ko xam ba man ak moom na ñu nekkoon ay xarit. di sant bu baax di gërëm El Hadji Bekay Mbaye di ko jaal itam mbooleem askan wi yëngu ci wàllu tàggat yaram ci réew mi ñaan yàlla xaare ko aljanna fii la ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru tàggat yaram yi di leen ñaanal gëndalub jàmm. jërëjëf Abdou ni nga ko waxee ñu wax amin ñaanal ko Sa Kajoor jaale ko axlu làmb yëpp bu Sénégal ñu yegg seeg yéen ci chronique culture bi ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñaar fukk ak juróom-ñaareeli édition FESPACO lancé nañ ko niki démb fii ci Ndakaaru ca musée des civilisations noires ministre de la culture bu Burkina daal di yëkkati kaddu leeral lan moo waral comité d'organisation festival bi def tànneefam ci réewu Sénégal ngir mu doon pays invité d'honneur Foni Yama Élise Thiombiano lañ ci déglu. La volonté de mettre en lumière li tax ñu taamu Sénégal moo di dañoo am ab volonté gën a jëmmal industrie cinématographique sénégalaise bi waaye it favoriser échange d'expérience yi nga xamante ni yénn ci ay accord ak ay coproduction yi nga xamante ni xaatim nañ ko ci ñaari dëkk yi may rassurer rek ñii di fa ñëw ne Burkina Faso jël na bépp matuwaay ci wàllum wér-gu-yaram lépp ngir bile festival mën a jaar yoon. des dispositions nécessaires pour un FESPACO réussi. Sénégal kon dina teewee boobule xew-xew ni mu waree fas na yéene itam jàppale organisation wu festival bi
ngir ñu gën a dooleel li di industrie cinématographique u Afrique di gis-gisu ministre de la culture bu Sénégal Abdoulaye Diop. Il s'agira notamment de tirer les leçons de la Covid-19. dinañu def ab njàngat ci jeexitaluk lii di mbas mi waaye tamit fexe ba joxaat taxawaay bu dëgër li nga xam ni moom moo du sunu cinéma bi nga xam ni ci jamono ji ndaw ñi ñoo ngi ciy xëccu bu baax a baax di ci dugg Sénégal nag dina dem ci FESPACO 2021 yóbbu fa mbubum invité d'honneur am waaye tamit sargal bu baax a baax cinéma bu Afrique. Au cinéma africain et à ses désavoués serviteurs. moom Abdoulaye Diop daal di dëggal ne atum 2022 gi ñu dëgmal kon ñaareeli milliards yi ñu annoncé woon ngir FOPICA kon dina doon lu am ci wàllu FESPACO bi moom jàppale ni juróom fukki film sénégalais ak juróom ñoom ñoo daal di présenter seeni candidature bu ñu sukkandikoo ci délégué général bu FESPACO bi di Alex Sawadogo. Malgré le contexte sanitaire. waaw mbas mee ngi fi waaye réalisateurs yi bindu nañu bu baax a baax mën nañ ni sax ab inscription record la mu ngi toll ci junni ak téeméer ak fanweer ak ñaar bi ñuy tëj yooyu inscription loolu di wane rek dynamisme bi nga xam ni cinéma ak audiovisuel am na ko ci biir continent bi liste provisoire u film en compétition yi daañu ko siiwal ci ngoonu fukki fan ak ñeent ci weeru sulet. Au soir du 14 juillet 2021. mbokk yi fii la ñuy yem ci seen chronique culture di leen